ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky Sall li ko bewloo bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñii naan analyse politique lañu ñii naan lii lañ ñu naan c'est un génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mën ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jënkee réew nga defar réew mi waaye soxlawu ñu ay génie politique mooy lañ la dénk nga liggéey ko ba Sénégalais yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek di dal ci kaw nit ñi 9 ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tun nangooti te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom biñ ko falee dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des sénégalais lii mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yépp ay terroristes lañu peuple boobu yépp dafa am ay intérêts yu ne seen gannaaw di leen financer ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financer taxaw saaga sa peuple ñépp wéet yow dong sa palais tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palais cundum peuple bi yëpp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey jii kenn ay bagages am dañ koy fol loolu foog ngeen ni mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à 8h à 9h yéen a koy jox seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu waxuma laa bakkante ci ron parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur am ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple am di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la république boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la république te ñun ñépp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey de laay doog a dégg Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd ngëm-ngëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci boolem média yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññi nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taal réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am
waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am te dafa war a dakk. Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax ju sedd. Est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngat. ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la. xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi. may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur. Man dama leen mujj naw GIGN bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk. Brigade de recherche, nous avons une très grande gendarmerie. ngelawaay bu ñu caaxaane suñuy institution. Des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle, sans brutaliser. kenn musuma sax bëmëx kenn musuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yépp ñeeñu ko ngelawaay Macky Sall bul yàq suñu réew. gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag. Un patriote, une fierté pour le Sénégal. ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey. kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps. kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante ak suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen. di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais. Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew nii ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas. Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey jii amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime. defe naa mel nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position boobu ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi. légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf cee baax. benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan wi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarlo waaye bu ko deful
nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. ñaareel bi yenn boroom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mënatoo wala ku ànd ak moom ci ay gouvernement. léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis nii ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté. La révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko. la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bari def nañ ko mooy dañuy conduire seen révolution ba dégg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaare armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seeni nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñun ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag la ñuy wax ci télé waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la du lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw